mbokki xarit yi seetaan ñi ngi dalal le candidat de Benno Bokk Yaakaar maire Ali Lo maire de Taïba Ndiaye di candidat sortant nekk ci 6e mandaam ñëw sampaat ndëndëm pour laajaat commune Taïba Ndiaye loolu monsieur le maire da nga ko def ngir dafa am loo war a àggale wala da nga ko def ngir sa expérience ngay bañ mu réer wala lan moo tax nga sampaat sa ndënd pour laajaat commune Taïba Ndiaye. waaw jërëjëf Sarr 3 ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñuy wéyjur ñoo ngi sant waa Taïba Ndiaye ndax nag 90 ba léegi wax nga ko juróom-benn yoon en tant que président communauté rurale en tant que maire depuis 2014 vraiment fu ma tàllale sama loxo ñu tontu ma ak résultat defe naa ni bu dee local musuma am même 50% au local loolu nag bu amee ñun demoon nañu sax ba xalaat ni wax dëgg yàlla retraite jot na waaye bi nu gisee tam situation yi ni mu demee candidat yi bari lool kenn ku ne bëgg samp sa ndënd ñu ni ñun li ñu yor mag ñi ñoo ko joxoon bu ñu sañan dañu koy àggale sumb yu nu ak liggéey ndax kenn werantewul ni ci wàllu bilan ndox dëkk yëpp am nañu ndox bien que nag sax ndax dëkk dafay màgg dafay yokk population bi day yokk kon ñun forage yi xam nañu tey war nañu amaat beneen 3e 4e forage loolu nag dafa lëkkoo ak développement ndax développement du jeex ci wàllu courant bi dëkk yëpp am nañu courant loolu itam am nañu quartier yu bees yoo xam ne dañ ko war a yokk wante amul benn dëkk tey boo xam ni amul courant amul poste de santé loolu nag buñ ko amee Maodo Ndiaye Kémas bi nga xam ni mi ngi ni toog jiite suñu liste proportionnelle nekk Sénélec di xaritu monsieur Biteye directeur général vraiment ak monsieur énergie Mafal Mbow jàpp nañ ci bu baax a baax a baax ndax bunt bu ñu gis ni rek war nañ faa jaar ñoom ñu wax na ko nu ànd ko ñoom dox ko ba gis nga élection yi di passé booba amoon nañu juróom benn dëkk yu amul woon yàqkat yi dañuy dem ni leen bu neexoon Ali Lo ngeen am courant merloo leen ba tax voté wuñu fu ñu dem ni leen bu ko neexan téléphoné rek da leen a faalewul moo tax amu leen courant xam nga lay woowa jeex na loolu la moom mënatuñ ko wax dëkk yu bari wóor na ma faal mi gàdd ngomeen bayti yi sax nga ay si bayti sama dëkku maam la meeran nañu ba ni du voté wuñu ndax seen projet ASER la ñu amoon projet ba yàgg ñëwul ba dañu mujj defaat yeneen pexe ba réaliser waaye courant moom waxatuñ ko ndox waxatu yoon nag dañu moom wóor ma ni xaw ma benn commune li nu def ci piste ndax piste dafa cher sunu 35 dëkk yépp tey am nañu yoon am piste commencé ko bitumé tey ñoo ngi ci 5e 6e mbaa 7e piste yoo xam ne ñu ngi koy bitumé maanaam defal ko goudron loolu nag vraiment occasion la nous remercier tous nos bailleurs l'État d'abord Ageroute le FERA ñu wóor na ko tey projet yu mag a mag a mag Bal Diop route de Niayes Taïba Sanc Taïba Ndiaye semaine yi ñëw dinañ ko tàmbali sur 8 kilomètres wóor na ma ni financement ba ëpp na milliard 5 villages yi Beyti Kër Madiagne Kër Assane Sam également dina jege 500 millions moom it appel d'offre bi dañ ko lancé semaine prochaine Taïba Mbaye Tivaouane presque àgg na Taïba Mbaye Taïba Ndiaye ñi ngi koy defar à 70%. Taïba Ndiaye bi également dañ koy jëlaat yóbbu ko ba barab ba loolu itam occasion la ñu ñaanal Ndiaye Kumba Ndiaye moo ko ñaanoon ni ma président loolu la man di loo mën na nga ko def ba goudron bi waxul moom sax goudron dama noon buñ ko mënul ñóoleel nañ ko defar latérite te tàmbali nañ ko yaakaar naa ni incha allah fii ñaari weer projet boobu dina àgg lundi bii de équipe bi dina ñëw incha allah pour continuer liggéey bi donc vraiment mbiri moom noo ngi ci sant yàlla bu baax ndax yaakaar naa ni ñaari at ñetti at suñu commune duutu am yoon boo xëy ñuulul ndax bu dee dëkk at mu ne noo am ñett ba ñeenti dëkk yoo xëy dañ koy ñuulal kon yaakaar nañ bu dawalee ñetti at yépp dina ñuul te it du yem foofu ndax gis nañu ne xale yi soxla nañu jàppale ci wàllu liggéey jigéen ñi ci wàllu transformation ci wàllu formation loolu nag vraiment mooy sunu priorité li gën a tax sax ñu toogaat laajaat mandat bi
mooy loolu te résultat ngi ciy am démb 8 villages yi ci kër Ami Diakhaté di suñu responsable Kër Mallé joxe nañ fa lépp ñaar fukki millions xaalis bu weex tàll jox ko jigéen te semaine prochaine defe naa ni Taïba Mbaye la ñuy dem suñ ci jógee ñëw Taïba Ndiaye su jógee dem Domor wër ba commune bi yëpp daj suñ dajalee jigéen ñi nag ñu jëm ci xale yi jàppale leen mécaniciens yi tailleurs yi dem ba recevoir naa association tailleurs yi vraiment groupe socio professionnel yëpp transporteurs yi borom oto yi jàppale leen ñu am ay car am ay taxi suñu mbokk Matar Diop dëkk Mbayeen ñoo ngi ciy liggéey ak moom pour seet nu ñuy mën a jàppale ci renouvellement bi président wax taxi yi ak car yi que Taïba Ndiaye am ci vraiment quota bu am solo ndax li ñu am ci chauffeur jege na 500 mbaa mu ëpp ko kon vraiment am na nu yaakaar ni daal ci côté emploi ndax gëmuma ni emploi salarié rek maanaam dem boo xay weer ñu fay la buñ ko toppee duñ ci am li nu bëgg par contre nag jàppale nit ñi financé leen 3 millions 5 millions ba 10 millions ñuy béy noor di béy nawet ñii def Taïba Ndiaye boo demee Ndomor Taïba Mbaye 8 villages yi ak dëkk yépp xam ni quand même cadre de vie bi am na amélioration pour nga gis sa fii bi mu néegu ñax xëy na am na de waaye bareetul sàkket yi nga xam ni moom lañ doon wërale kër yi léegi ñëpp a ngi tabax man léeg-léeg ma dugg ci benn kër dama fay fekk loo xëy man sama kër sax aw ma ko fa ça veut dire que ni vraiment avancement am na te sunu doom yi fi nekk nag ak ñi nekk bitim réew ndax bari na ci doom yoo xëy ña nga bitim réew mais seen xel mépp mi ngi nekk tabax fii tabax seen kër bu rafet tabax seen étage carrelé entièrement bërki démb bi nuy def ci tour dafa am gan yu fi ñëwoon dañu ni ñoom xamuñu ni ci dëkku kaw la ñu nekk ndax li ñu gis fii moom la ñu gis Thiès moom la ñu gis Ndakaaru loolu nag sant yàlla la sant yàlla la ndax émergence du dara lu dul nit ñi am du ñu jàpp am dund gu neex di mën a jàng di mën a faju ci wàllu dispensaire ci wàllu bilan bi am nañu ñaari poste de santé juróom-ñaari case de santé mais dañoo war a dépasser foofu fi mu ne hôpital niveau 2 la ñu am la ñu bëgg loolu daañu projeté projet bi ñoo ngi koy xalaat def diggante côté Ndomor ndax dafa nekk ci digg bi suñu arrondissement de Méouane soriwul Méouane soriwul Mboro soriwul Daaru soriwul Taïba dafa hôpital bu mag bind nañ le ministère te it noo ngi xaar élection yu jàll nu ànd dem seeti bailleur de fonds yi pour trouver le financement donc vraiment bëgg defaat suñu lycée bi aussi ñu yokk ko centre de formation professionnelle ni ñu ngi koy yokk déjà 3FPT ministère formation professionnelle ñu ngi fay investir 250 millions commencé nañu tabax bi le parc éolien mi ngi fay defaat extension tabax fa ay salle de classe bëgg fa créer benn filière bu bees sur l'énergie surtout nag sur les pompes solaires fexe ba ñuy pompe yi ñu koy liggéey fii nit ñi di mën a jënd seen pompe yóbbu ko seen teen di béy noor di béy nawet noo ngi am benn projet ak Agri Jeunes ak Diamatec ak le ministère de l'agriculture yaakaar naa ni mois de février dañu xaar élection yi jàll ñu démarrer centre bi ñeenti téeméeri jeunes daañu leen jël te Taïba am na ci téeméer ak juróom-ñett fukk yoo xam ni ci commune Taïba lañ dëkk dem former leen sur 3 mois ñu génn nag ñu financer leen avec l'ADER pour que sur 5 millions sur 10 millions ñuy béy noor di béy nawet loolu nag bu réussir tous les 3 mois ñu defaat recrutement yaakaar naa ni vraiment dina nekk njëriñ te daanu créer ay richesse parce que problème bi yëpp du tabax mbaa nga indi courant ni bu fekkee nit ñi amuñu lu ñu fayee day indi déficit donc dañuy cadre bi dañ koy doxal fexe itam bi nit ñi am koom-koom boo xam ne nii et puis dana am retombé ndax dana am ay taxes revenu yooyu di ci génne day ñëw yokk budget commune donc je pense que ni li nu fexe ba jaay sunu commune attirer ay investisseurs Tobenpo ñëw investir fi 150 milliards parc éolien bi ñëw indi fi 200 milliards te war ko yokkaat yeneen 100 milliards loolu lañ gëm ni mooy tax commune mën a am moyen yu mu développé ndax lii ñuy réaliser état bi li ñu ci jot par at matul 100 millions kon bu nu amee ay 800 900 millions bay xalaat déwén ay milliards entreprise yooyu moo tax te am na yeneen projet yoo xam ñoo ngi ciy waxtaan Banque mondiale am na beneen projet bu mu fi war a def Union européenne loolu nag vraiment njëriñ la lu moo xam ni parc bi muy liggéey c'est plus de 1000 jeunes dañ fi doon recruter
te sans extension bi c'est la même chose lu gën gëw juróomi téeméer xale dañ fa liggéey pendant un an et demi donc loolu je pense que ni mooy développement te projet yi xëy rek ñëw ndax Sénégal yaatu na bu ñu xëyee ñoom ñëpp tànn ni dañuy ñëw fii ci Taïba Ndiaye am na lu tax li tax nag mooy yombal gi ñu fi am ci côté jàppale ci côté population yi ci côté administration fandaa yi déggoon nga la fa xew ba indi xeex ba projet ba dafa mujj niil bu yàlla defee nag ñun ku fi bëgg a ñëw ñu jàppale la ba doo am jafe-jafe population yi doo am jafe-jafe ak administration bi boo jëlee cas ICS mais jafe-jafe yaa ICS am ñun daf ñu jiitu ndax convention ICS ëpp na ñeent fukki at donc la état bi signé ak ICS loola moo tax ba léegi jafe-jafe yu ñu am ndax ñoom du ñu fay taxe te suuf si ñu am yi ñu yore état bi moo leen ko jox ICS jàpp ni ñoom moom population yi jàpp ni ñoom moom donc jafe-jafe erreur yooyu moo tax ba kenn tey ñëw dañuy waxtaan ak ñoom ci conditions yu leer yan condition lañ leen joxe suuf si yan barème ngeen leen di jox ak lan la ci commune bi am moo tax vraiment ñaari entreprise yi ma lim léegi di parc éolien di Tobène Power taxes yi ñuy fay yooyu moo tax commune bi am doole. merci monsieur le maire ñu fàttali mbokk téléspectateurs yi dalal le maire Aliou Lo candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu fàttali ni mi ngi ci 6e mandat mu sampaat ndëndëm pour une 7e fois pour laajaat la commune dégg nañ ko ci ay intervention développement yi nga xam ne jot na ko def monsieur le maire bu ñu déggee li nga wax ni wax nga ci réalisation yi ay 100% courant 100% ndox 100% désenclavement mais teewul sa commune ba léegi mi ngi am ay adversaires yoo xam ne dañuy jàmmaatoo ren ñu gis ni xaw nañu takku parce que toll nañu ci juróom-ñett ak yow mi nga xam ni mooy da nga sampaat sa kon 9 candidats te wax nga ko léegi par rapport ak administration dañuy faral di dégg mu ni la commune de Taïba Ndiaye est la locomotive de son arrondissement maanaam commune de Taïba Ndiaye daal bu doon saxaar mu ni arrondissement Méouane bu doon saxaar bopp bi commune de Taïba Ndiaye lay doon ndax bu commune de Taïba Ndiaye de mun xam naa ne yeneen yi dina jafe pour mu def bu ñu ko déggee ci administration ak li nga wax ci ay réalisation lan mooy sa secret wala tey du li la état tànn pour nga nekk candidat Benno Bokk Yaakaar jiite listam moo tax wala Aliou Lo dafa am stratégie boo xam ni wala secret boo xam ni gars yi xamaguñ ko ba léegi. secret bi daal mooy d'abord liggéey rek ndax ñun dañu jàpp ni comme li ñu dénk baat bu askan wi ñoo ñu dénk seen baat te mag waxoon na ma ni baat kenn du ko maye dañ koy dénkaane te lu ñu la dénkaane nag bés dana jot ñu laaj la ko kon man dama jàppoon ni lii tax dénkaane loolu man fee yàgg mooy population yi li ñu moom ma bàyyi leen ko te li ma am man ma bokk ko ak ñoom te loolu yaakaar naa ni maire bu ko ci xam mbaa autorité responsable bu ko ci xam jëfe ko di nga ànd ak di nga déggoo ak ndax man de ba moo ci duggee léegi ça fait 30 ans kenn musul joxoñ lenn loo xam ni Aliou Lo am na ko donc waxuma li maire bi am waaye man li ma am rek def naa ko ci amul lenn loo xam ne ni denc naa ko sama compte sama ñaari salaire musul fekkente depuis 30 ans amul benn réalisation te je suis assureur sama cabinet lu bon dinaa ci am au moins 3-5 millions par mois mais amul lenn loo xëy denc naa ko ci at ak at lu ma am def naa ko ci rëccuwuma ko nag rëccuwuma ci lenn ndax la mag ñi taxoon ñu dénk ma néew ma def naa lépp de mais ku ñëw Taïba Ndiaye daal di nga xam ni Taïba Ndiaye gañu xamoon en 90 du Taïba Ndiaye gi en 2022 ndax yokku na ci fànn yépp nag ci wàllu nekkin ci wàllu dëkkin ci wàllu li nga xam ne nag mooy tax dëkk mu neex mooy dëkk na am courant na am yoon na am ndox njàng mi lañu jëkk a farlu ba ñu xalaat tabax lycée ci moyen communauté rurale yàgg na ñu jël 150 millions tabaxu ko lycée bi wax état bi rek mu accompagner tabaxaat yeneen ñaari CM école dëkk boo dem tey am na école te noo ngi xalaat beneen lycée am centre de formation professionnelle boo xam ne at mu ne day yokk ak résultat yu baax yi nga xam ne centre bi am na ko tey fi mu ne ñu ngi ciy def extension ministère formation professionnelle jàpp ci parc éolien bi jàpp ci loolu lañu yaakaar ni vraiment mooy suñu développement que wàllu santé
également am ñaari poste santé juróom-ñaari case de santé yoo xay léegi ñu transformé ko en poste santé xalaat nag am benn hôpital moderne boo xam ne nii vraiment dina gën a mag sax waxuma ci département waaye ci région bi loolu yëpp nag vraiment liggéey la laaj te am na nu ci yaakaar ndax ministère bi nga xam ne yore santé wér-gi-yaram ak ministère des finances incha allah daañu ci jàppale pour ñu trouver le financement. mu mel ni que loolu ay projet mais population yi ba léegi taxul ñu xam wala ñu koy jaawale woon li ñu tuddee ay domaines de compétence maanaam yéen commune yi fan ngeen war a intervenir dëgg-dëgg. waaw loolu tamit dañ ci ñu ngi indi jiixi jaax ak xelu nit ñi kon baax na tamit nga ñëwaat ci loolu monsieur le maire. waaw. foofu ñi leen déglu ak population bi nga xam ne tey jii même dégluwul nañ mais ñi leen déglu tey jii dinañ mën a yóbbu loolu ñu xam dëgg-dëgg commune bi fan la war a intervenir. waaw commune dafa am ñaari domaine de compétence bi gën nit ñi gën a xam nag mooy depuis 96 mooy les 9 domaines de compétence nga xam ni état bi dafa sàkk ci responsabilité am dénk ko gox-goxaat yi bu jëkkoon région yi la ak communes yi communauté rurale ak commune tey depuis acte 3 ñu supprimer région yi def communalisation intégrale muy communes yi ak département yi ñu nekkoon 557 communes ñu yokk ci bu yàggul quelque avec Kër Massar bi mu def département donc 9 domaines yooyu yi ci ëpp solo moo doon njàng mi éducation wér-gi-yaram sport culture aménagement du territoire planification ak am na yu ma fàtte de mais c'est les principaux domaines de compétence yoo xam ni état bi day jël sàkk ci budget accompagner leen am na yeneen domaine sax yoo xam ne nii boo gisee ma koy fàtte ndax amul budget état du ci def dara même planification tudd naa ko mais bu ñuy def ligne transfert yi état bi du ci dugal dara moo tax toujours damay wax ministère ni ko bu ngeen defee transfert de compétence te amul transfert de ressources boo koy seet ñeenti domaine rek moo am transfert mooy éducation santé sport ak culture ñeenti domaines yi kese moom la état bi transféré jël ay ressources di ko fa def yeneen yépp mi ngi ci këyit wante en fait amul benn ressource maintenant nag dafa am beneen domaine de compétence générale boo xam ne moo jiitu d'ailleurs boo xoolee code des collectivités territoriales mooy li ñu tuddee la compétence générale dañu ni maire bi lépp loo xam ni dafa jëmale développement collectivité maanaam askanam am na pouvoir intervenir loolu moo tax ci ak wàllu mbay mi du domaine de compétence transféré mais ñoo ngi xalaat ci bloc de compétence yi ñu xalaate mbay càmm ak tourisme incha allah Macky Sall nee na dina ko ci boole mais bokkagu ci waaye tey amul benn maire boo xam ni doo intervenir ci loolu enseignement supérieur bokkagu ci bokkul ci sunu compétence mais tey noo ngi dimbali Amerta association étudiants yi nekk at mu ne minimum daan leen jox juróomi millions te xalaat déwén ñu yokk ko ba 5 à 10 millions xalaat sax ëllëg ñu jënd benn kër boo xam ne dañ koy jagleel étudiants yi nekk Dakar jàppale yi nekk Thiès yi étudiants yi nekk Bambey yi nekk Ziguinchor ndax suñu doom lañu ñu jàppale leen fii ci lycée démb xale yi bi ba leen recevoir dañu ñun de wax dëgg yàlla mosuñoo am benn jafe-jafe ndax fii la ñu jànge 6e ba bac am bac dem université ñu wutal leen ñu héberger leen ñoom xamuñu jafe-jafe ñun ñi ban ciy toll en 1961 bari na ñoo xam ne seen njàng yàqu na ndax dañuy dem Mboro du ñu am fu ñu dëkk du ñu dem Tivaouane du ñu am fu ñu dëkk te mënoo doxee 10 kilomètres di xëy si mbaa am na ñoo xëy boo fa demee dañu naan bala ngaa jàng yi da ngay xëy roose yi dox 3 kilomètres roose yi 5 heures du matin ñu yee la nga xëy war a xëy di jëm njàng ñu bëree bëri seen njàng yàqu na ñàkk infrastructure moo ko donc loolu vraiment occasion la bu nu amee li ñuy tudde motif de satisfaction mooy vraiment ñu yëkkati fexe ba vraiment suñu njaboot yi jàngal leen ba ñu am bac te it duñu leen jàngal ba ñu am bac ñu leen di bàyyi ñu dem fële seen njàng di yàqu kon dañ leen a war a jàppale ndax jàpp nañ ni loolu également suñu responsabilité waaw. ñu ngi seetlu ni fan yii bari na ay partenaires ak ay bailleurs de fonds yu dugg ci sa biir commune. ci béykat campagne loolu secret la bu Aliou Lo am wala stratégie bi ñuy teg la wala
parce que nit ñi ngi wax ni dafa nekk ba benn campagne également bailleurs yooyu di doog a ñëw wala. yàlla xam ne ni am na ci ñoo xam ne ñoo ñëwal seen bopp par exemple projet bi ma doon wax di banque mondiale di ko financé Taïba Ndiaye bokk ci Procaref tànn commune yoo xëy dañ fa def cadastre rural ñëw natt commune bi yëpp kër yi ñu natt ko wutal leen kayit tool yi ñu natt ko wutal leen kayit te loolu dafa état bi yàgg na ko xalaat mais ça coûte cher xuma ko ñaata milliards la ci état bi def programme boobu Taïba Ndiaye bokk na ci war nañ leen a jox espace ñu tabax recruter koo xam ni loolu lay liggéeyee ñoom ñu indi matériel bi yëpp def les levées topographiques yëpp pour que vraiment à partir de ce bureau nga xam sa suuf nu mu toll fi mu ne noo ngi defee délibération léeg-léeg à peu près lay doon léeg-léeg nga joxe sax ba joxe lu ëpp ndax lañ la natal par rapport ak la nga fa am tolluwul loolu nag di un important projet te yàlla xam ne ni man demuma leen seeti leen ñoom ñoo ñëwal seen bopp ni nañ ci boole Taïba Ndiaye ndax dañoo tànn commune ya nga xam ne nii yaakaar nañ bu ñu ko fa dee réussir ndax ka fa nekk xam na ko te ñoom loolu dafa di yàgg a nekk man sama yitte pour que vraiment au niveau des domaines ñu dem vers un cadastre rural am limite commune Taïba Ndiaye kenn mënu la wax suñu digganteeg Noto suñu digganteeg Daaru fan la tàmbalee fan la yem te projet bu ñëwee dañuy am ay piquet commune bu nañu wax natt la ni fii la yem natt tool yëpp borom tool yi ñu wutal leen kayit wàññi leen frais de bornage kër yi ñu wutal leen kayit kër gu nekk ñu wutal ko kayit tax lu gën a bëri su borom kër gi génnee àdduna rek coow bëri ndax du bàyyi benn kayit bu wone ni kër gi moo ko moom suuf si moo ko moom loolu nag je pense que ni projet la bu am solo am nag ak yeneen projet yoo xam ni ñi ngi war a jàppale jigéen ñi ci wàllu financement war a indi ay forages ruraux war a tabax ay magasin de stockage paysan ak magasin boo xam ne nii day am chambre froide 2000 tonnes nga xam ne loo béy da nga ko fa mën a denc bu ñëpp ñoroo na ne nga denc ko 3 mois ba njëg gi yéeg nga soog a jaay ak beneen projet boo xëy dañuy recruter ay xale centre baa ngi fii ci Mboro presque liggéey ba pare na ñu tànn ci lu mat ñeenti téeméeri xale ci arrondissement bi Taïba Ndiaye am na ci téeméer ak juróom-ñett fukk yoo xam ni ñoo ngi xalaat naka lañ leen mën a louer transport bu ñu demee liggéey di wàcc toggal ñu añee sur place mais ñu former leen pendant 3 mois su 3 mois yi jeexee l'ADER ñëw accompagner leen defal leen ay financement loolu vraiment muy am projet important boo xam ni test la nag ndax li ñu bëgg mooy bu réussir nga xam ni da ngay am 1 hectare man caa amee plus de 10 millions par an bu boobaa kenn duutu jaaxle ndax xale bi boo amul tool it bàyyam am na tool te bari na ñoo xëy ñi ngi yor ay dizaine d'hectares defuñu fa dara du leen rapporter dara te loolu moo tax ñu koy jaay da ngay gis ko am 5 hectares yoo xëy du ko indil dara amul benn rendement ci moom bu ñëwee ni ko kañ joxal 15 millions danaan alhamdulilah te 15 millions yi mën na ko cee am ci benn at benn ñaari at ndax bu amee këyit su demee ca banque ba def ko garantie ñu lebal ko benn at ñaari at mu fay mu moomaat toolam moo gën nga jaay ko mu génn sa loxo ndax population yi dañuy yokk waaye suuf si moom du yokk moo tax noonu dañuy bëgg mukk dañu wax mukk nit ñi bu ñu jaay seen suuf waaye bu ñu ko jaay duñ ko yëg li ñuy wax nag naan maire yi mais bu nit ñi jaay duñ ko yëg dañuy jaay ba pare kañ ñu jënd nag mooy ñëw wut si kayit ci maire bi ñu soog a xam ni diw jaay na loolu nag nun noo ki xalaat naka la ñu mën a def pour vraiment def un frein maanaam arrêter loolu ndax du intérêt kiy jaay mais dafay intérêt njabootam ñi muy bàyyi ginnaaw ndax suuf si suñu maam moo ko yoroon jox ko suñuy bàyyi ah bu ñëwee tey nag nun nu jaay ko day génn famille bi population bi yokk njaboot gi ñëw ëllëg du ñu am suuf kon dañuy ñaan nit ñu am xel bu baax que ni hectare bi ngay jaay à 3 millions même boo ko doon jaayee 5 millions sax da ngay perte ndax benn at boo ko liggéeyee da nga noonu nag amuñu jumtukaay yu ñu koy liggéeyee waaye comme ñoo ngi leen di wutal liggéey te doon bëgg projet yu suñ ko defee ñu woo population ñëw teg seen bët ndax nitu kaw moom loo ko mën di wax mën na ko bañ a gëm waaye bu ca tegee bëtam danaa ay la yéwén bu boobaa kenn duutu jaay sa suuf gis nga parc éolien bi def na fi 40 kilomètres foofu yëpp foofu léegi tool bi hectare bu nekk dafa gën a valoriser suuf si te loolu tam beneen intérêt la boo xam ni bu jëkkoon ndax nit ñi bu ñu dee produire ci àll bi te doo am fu ñu jaayee loolu la même jafe-jafe la kon je pense que ni vraiment l'un dans l'autre ñun cadre de vie bi nañ ko améliorer waaye sunu yéene daal mooy koom-koom bi nit ñi
am koom-koom boo xam ni kenn dutu xalaat fii di dem Ndakaaru baa ngay dem Touba baa ngay jël gaal gi di risqué dem étranger. am na fa benn xale bu ma fekk ci projet parc éolien mu ni man Espagne laa nekkoon te la ma fa doon def ci mbéy mi laa doon liggéey expérience nag ba ma fa am moom laa bëgg a ñëw def ko fii mu ne ma booba benn demi hectare la am bi mu ko jaayee am na ci 2,5 millions ci demi hectare mu ni moom dafay xalaat dem jëli bagage am ñibbisi ndax la muy liggéey fay ñu koy fay mën nañ fay am lu ko ëpp fii. loolu nag c'est une vision boo xam ni dañu bëgg xale yi xam ko bu baax li ñu bëgg ci mu xëy du ICS moo leen ko may du GCO moo leen ko may am na fi tey ay xale yoo xam ni yu am xalaat ñu démb gis nañu un professeur de physique ma ngay def élevage am doomu Abdou Diop ma ngay def élevage am gagne sa vie donc li bañ moo toog bañ a def dara da ngay def initiative fexe nag ñu jàppale la ndax ku mën dara dañ la jàppale waaw jàppale googu nag lañu bëgg xale yi di ñëw jege ci maire bi ñuy wax seen soxla lañu ci mën ñu jàpp ñu def waaye boo toogee fa nga toog rek ak di contester naan gisuma maire gisuma état kenn ku nekk da nga war a jéem góorgóorlu seet nag ñu jàppale la noonu nun loolu moo ñu fi bàyyi kon bu ñu gisee xale yi ak ni ñuy organiser vraiment nun dañoo joxaat beneen motif d'espoir que ni mun la je suis maîtrisard ku am maîtrise am nekk chauffeur de taxi te fi mu ne mi ngi commencé am fi mu ne kenn du xeeb benn métier bu mu mën di am bu mokkee rek suñ la jàppalee mën nga caa réussir te loolu rek la ñuy ñaan nag waaw. dañuy daaneel monsieur le maire pour jeexal entretien bi. parce que wax nga ko sa biir wax cité nga Modou Ndiaye Kémance nekk Sénélec ñëpp xam ne c'est un cadre te bu ñu consulter liste bi am na yeneen cadre yu ñu mën a wax ci biir. joxe leen un exemple. tout à fait. ci ñi lay jàppale également dans l'ombre surtout. mën nañ ci cité ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñoom it. dëgg la c'est vrai mi ngi xool dem naan ñoo gën a méritant sax ñu ngi liste bi. tout à fait. bon boo gisee ñi nga xam ne tamit ñoom nga jàmmaar lool di laaj commune. ñëpp ci yow lañ jóge. fu ma ne ci yow lañ jóge. dëgg la liggéey nañoo ak yow wala nekkoon nañoo ak yow. dëgg la. des fois nga dégg leen ñu taxaw dénigrer entourage bi nga xam ne moom am te bu ñu consulter liste yi wax naa ci li ma ci wax tey da ngay continuer di jox confiance sa entourage boobu wala. oui dama defee ni lu ci bëri rek ñàkk xam la démb noo ngi ànd ak suma deuxième adjoint maire wër dëkk bi mais vraiment bi ñu waxtaanee xale yi nga xam ne li ci ëpp meroon nañu wax ni ñoom dañuy dem sax ca opposition bi ndax affaire parcelle mais bi leen Malick tontoo ni leen yéen ñi ñëpp amu ci kenn koo xam ni am nga sa reçu yi dem fay trésor ñëw laaj parcelle mu ni ma mu ni leen yéen ñëpp ñi nga xëy dem nañu fay seen ticket 23 la ñu woon 10 si fayoon yëpp am nañu mu leen 13 yi mi ngi ni kenn fayu ji ah parcelle nag doo koy amee te fayuloo mu leen yéen ñii dem leen fay su ngeen fayee bu ñuy paree continuer lotissement bi ñu jox leen donc lu ci bëri ñàkk xam la ñàkk yéenoon vraiment entourage bi li ci bëri lañ leen di wax dafa am genn góor mun na koy ànd ak yow rek nekk nag mu balaax parce que daañ ko ni lu ñu amul yow la yaa tax te demeewul noonu kumpaa ngi dool ni ñey waaye vraiment ñii may àndal amu ci kenn koo xam ni di nga ma wutal noonu di ma bare kenn ñii nga xam ni tam tey ci ku jégi la ñuy nekk damay dem wax fu ma demee Ndakaar laa ko wax man leen politique bi bu mu indi noonoo ay bokk lañu nañ ko rafetal élection yi lee mu jeex te bokk gi du jeex dëkkandoo gi du jeex dañoo am bëgg-bëgg rek waaye nan nangu dogalu yàlla su ëllëgee lu yàlla dogal nan ko nangu nag woote waat njaboot gi dajale ñëpp xam ni ku fi mën di nekk maire yoway jaboote ñëpp fàtte nag li passé waaye wax ju ñaaw xaju fi xeexoo xaju fi xuloo xaju fi nañ ko rafetal nag bu ñu demee le 22 le 23 pour résultat génne mu leer nañ ndax maire ba bu baax ngay fàtte nag coloration politique ñi nekk ci conseil bi dañ leen a jox sas mais mën nga bañ a nekk conseil ma faa la ngi nii nekkul conseil te kenn gënu koo efficace ci wàllu liggéey bi. Ndiasse Diop Ndiaga Samb bari nañu ma ngi nii les jeunes bari na ci ñoo xam ni dañoo jàpp ni maire bi la leen war ci dëkk bi moo leen ci war dañuy jàpp seen wàll lu ñu mën ñu jàpp te loolu nag la ñuy lancer un appel. nan ko rafetal bu kenn wax lu ñaaw bu kenn yëkkati baat bi ñaaw ndax ñëpp ay bokk la boo seetee candidat yi nga wax mais ñu ci yëpp samay njaboot lañ ñëpp samay mbokk lañ kon nag lu ñaaw xaju fi te dama leen ne nag seen leader yi ngeen di wax ca kaw ña ngay waxtaan
te ñoom bokkuñu dara ñun ñu bokk Taïba gi bokk sunu bokk am na ci candidat xëy noo bokk benn maam est-ce que ñooñu dañoo war a réeree li nu bokk ba tax ëllëg ñu doxale loo xëy ba léegi dañ koy réccu te njaboot gi di genn kon vraiment occasion la encore une fois dégg naa suñu imam woote na semaine ba le passé Mafal mi fekkee na ko mu woo candidat yi comme nañ koy defee ci Ndakaaru def naa démb la ñu créé benn charte pour que vraiment opposition yi signé mais du affaire signature dañoo war a gëm ni sagam ñoo ngi koy def ci niveau national ñun li nu bokk nii moo ëpp solo li téeméer yoon sunu Taïba gii nu bokk sunu bokk gii bu nu nangu politique bi yàqu kenn ku ne na nga wut rek xam naa yéene bi benn la man bay bokkul te yàlla kenn rek lañ ciy fal te nag yàlla mooy fal ñun dañu jéem kémtu laay kattan li nu man te nangul nag dogalu yàlla ëllëg lu yàlla dogal nu nangu waaye daal noo ngi tendre encore la main ak tout le monde ñu nu àndal wax leen bu ngeen dajee convoi sax jàdd leen may leen ñu dem boo léegi population yi ñooy tànn bu ñu tànnee nag te li ñu tànn mooy la yàlla dogal kon war jarul xuloo jarul xeex nañ ko rafetal nañu nu ko wolof di waxee rafetal dugal ko marché fa tabarakallah ñu ngi doon dalal maire Aliou Lo coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo ko tànn pour mu nekk seen candidat laajaat baatu askan wi pour jiite waat mairie bi Taïba Ndiaye. ñu jeexal nag remercier aussi le président Macky Sall ndax itam yombul wax dëgg yàlla tànn moom c'est éliminé mënoon na ni Aliou Lo kat aar Sénégal la nekk mais man dama ko noon sama parti tey mooy Sénégal ma ni ko dinaa la liggéeyal lu la waa APR liggéeyul jërul may jël carte parti ndax man Sénégal rek laa gëm te itam dama tànn ni man du ma dugg dans l'opposition maa Abdou Diouf na doon liggéey le président Abdoulaye Wade jël si ma yow mii nga ñëw ni ma àndoon liggéey ma jox la sama loxo loolee nag ci laa nekk man développé sama commune moo ma ñor développé Sénégal moo ma ñor mun naa ni bu ma neexan bu yàgg laay créer parti ndax mu amul benn arrondissement bu nekk Sénégal mbaa benn commune sax boo xam ni mënuma leen lii maa ko fa def mbaa ka ko def maa ko jàppale ci wàllu ndox ci wàllu infrastructure hôtel communautaire yi ne serait-ce que ça man maa dem banque mondiale négocier programme yu bëri PNIR yu xëy moo defar piste yi PNDL yooyu yëpp dama nekkoon ci conseil d'administration bi commune yu bëree bëri lu ñu doon réaliser ci sama loxo lay jaar ba ma réaliser mais nag man maa tànn ni développement local te it boo gisee ñu bëree bëri di jaxase dañuy bëgg a nekk maire seen xel nekk fële ca kaw il faut faire une option man j'ai opté pour le développement local am na ku mu neex nag nga ni man président de la république laa bëgg man loolu yitteelu ma li ma yitteel mooy nekk maire liggéeyal sama askan fii ci Taïba Ndiaye ak l'ensemble des communes du Sénégal c'est ça mon option. di remercier encore notre ami Kemas vraiment ci taxawaayam nag ci biir ak ci biti ak Mafal deuxième adjoint Alsane remercier Pafal Ndiaga ñëpp pratiquement am nag yaakaar ci nouvelle équipe bi ndax population ñoo ñu waxoon ni dañoo bëgg a rajeunir maanaam xale yi dugg ci conseil municipal bi nit ñu ay mag rek fi nekkoon waaye boo demee 8 villages yi gis ñañ fa tànn muy Gendaw di Modou Diop Abdou Mbaye Sonko Thierno Sonko Mati Diakhaté Collé Niang ñëpp ay xale lañu kon mel na ni lañ ñoo waxoon ngeen rajeunir dugal ci cadre yi soo seetee sunu liste Aliou Lo jiite benn bi Mamadou Ndiaye Kemas ku ko gis xam ni nag wax di yàlla yemul ak yeneen liste yi choix yi ñu def maanaam tànneef bi ñu def yemul ak benn liste loolu c'est kap sama baat ca kaw bari na dëkk yoo xëy da nga fay dem ñun la amuñu représentant ñun nag dëkk yëpp fexe nañ ba ñu bokk metti na nag ndax bu boobaa da di am ñoo xëy dañoo waroon a bokk ak parité bi ñëw gën ko jafeel te parité bi il faut ñu respecter ko parité bi am na njëriñ mais am na côté bi gàllankoor la ndax wax dëgg yàlla quoi qu'on dise danoo war benn góor benn jigéen yàlla na yàlla def ba loolu nu réussir ko mais ba ñuy def parité bi man contre ma ko mais li ma ci ragaloon gis nañ ko mooy li ci ëpp parti politique yi góor ñi ñoo yore responsabilité yi te foofu la ñuy tànne te boo tànnee nag koo xam ni nekkul ci politique bi la population yi xaar ci moom
du ko def heureusement que nag jigéen ñi ngi góorgóorlu ndax fi mu ne ñu ngi ci groupement yi ñu ngi ci développement yaakaar naa ni jigéen ñi ñu tànn c'est des actrices de développement mais ñu tànn rek parce que loi bi nee na benn góor benn jigéen loolu du tax développement am donc vraiment ñoo ngi ñaaxaat jigéen ñi ñu dugg dans les instances am ay responsabilités loolu nag c'est les responsables politiques ñoo ko war a liggéey fexe ba xajal jigéen ñi ci instance politique yi jigéen ñi aussi jël seen responsabilité problème yi ñuy am ci wàllu suuf mais li ko indi aada ji la boo waxee jigéen mun la jigéen bu am suuf jigéen bu amee suuf du gudd fan loolu lañ leen gëmal seen bopp kon loi bi amul góor amul jigéen am na droit am suuf waaye il faut mu nangu ko il faut xam ne war na am suuf su jëkkëram dee au lieu mu jël suuf di ko dénkaane frère am mbaa ndijaayu xale yi mais na ko def ci turam moo ëpp sécurité te loolu day indi problème yu bëree bëri da nga man woo naa jigéen jëkkër ji gaañu mu ñëw man ko mu ne ma daal dama ko bëgg a def sama seen turu ndijaay man ko loolu day indi problème su ëllëgee sa doomu ndijaay yi buñ ci taxee doo ci mën dara da nga koy def sa tur mu ne ma ko bàyyi ma dem seet mu dem ñëwaat ci ëllëg sa ni ma daal nee ñu ma jigéen boo amee suuf du gudd fan loolu la ci man voilà jërëjëf. monsieur le maire ñi ngi jox mbokk yi doon seetaan ci beneen émission ak yeneen candidat mais ñi fàttali ni li ko terminé am na solo lancé na un appel solennel à tous les candidats et à toute sa population de la commune de Taïba Ndiaye pour ñu def élection yi ci jàmm ak salaam yàlla noppi na ci kii faru tànn na ko ba pare nit ñi ñu ànd ak tal le 23 ku nekk voté ci war a falu après ñu passé politique liggéey commune de Taïba Ndiaye jërë ngeen jëf.